Diop madame Kane Diallo Diéry ci tënkum xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma dig daje à partir de 19h ci beneen jotaayu xibaar ci li mu gën a yaatoo la mu doon mën di ba merci également à toute l'équipe de la rédaction ñaari pàcc yi mbokk yi comme ni ma ko waxee woon pàcc lu mujj li mooy pàcc bi ñu jagleel ko suñu mbokk hip hopeurs yi hip hop made in Galsen rap made in Jolof hip hop sans visa ak DJ Paco ko kii di Barrio talaata nee naa la baaxul ci kabaab te ba tey joxuma ma traay pour xam nag baax na wala baaxul Paco naka la. sant yàlla gërëm yàlla. yan la cant yàgg. mais Thiago na mën naa la. fii la buujoo de baax nga loolu dëggantaan la mais yaa ngi cool yaa ngi cool. waaw maa ngi sama side di cool. yaa ngi sa di jàpp sama self. di muñ ak maytu bañ ko ma tooñ. barke yow nañ bàyyi noonu xaaral ma xool Sénégal ba pare. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum all around the world salaamaaleykum Africa nee naa salaamaaleykum képp koo xam ne ni yaa ngi toog donc di seetaan suñu télé Walfadjri Walf TV bëggee naa képp koo xam ne yaa ngi bëggee hip hop sans visa comme tous les mardis nu ma koy defee tey nag du yomb. comme ni ma leen koy waxee. hip hop sans visa. du mës a yomb di gën a yéeg di gën a yéeg macha allah Thiaba. Paco. balaa dara di xew dañuy dem teg suñu clip de la semaine. donc tey Thiès lañ jëm. Thiès lañ jëm dañuy des Sénégal. Thiès kay benn dëkk ñaari gaar mardi bi passé Gambie lañ nekkoon. waaw bi Sénégal la ñuy toog. dem Thiès. Thiès lañ jëm. loo jël 7 places waaw non ban 7 places. loo jël. kii laa jël. Range Rover. wala kii bi nga jël train. non baa ñu jël Range bi. yow boos nga de. boos nga de. waaw kon ñu seeti c'est un jeune donc voilà il se nomme tout simplement Tiger Shit. Tiger Shit. waxal ma dégg ci yàlla Tiger Shit. Tiger Shit. Tiger Shit. donc voilà ñu seetaan clip bi ñëwaat ma wax leen kuy Tiger Shit donc clip baa ngi tudd Razia. Razia on y va. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nuyuwaale fa waa ay Nina Fall. Now it goes. I'm a motherfucking king. I'm a motherfucking king. I'm a motherfucking king. I'm a motherfucking king. Nigga bu ma jege dama blende siru mari fatul la mu cene division commando Abdou Baham la dere dundu commando mo yebe yaga simile ni subu gede jama nigga tajulo paka gori yala tigi fanya me himane talibe haka no bati jan fene sare nyu wule mo ha menu sare nyu pareda khadi nigga ne do fa ebadi babo da belinga yoche pare nembe dele tita bado talo sita gonna bani chilo tega tambe killer take go go to mata na jomolu talo sila ubura puri kala eke talibe ba because asa tarbiya do gola zeri ngate go tarbiya guy maniga jamala taxi baba ke take a piece anke se nyepo do this ayuna abu ga divo mi muso go kiss still be because I find a line my body goes all with lie I'm out but we check with the jandle rookin and nigga love and we lie I'm high and I love hang is high and nigga and never behind the digit you up with the 24 when you put it okay tie nga eye Alaje taje se 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 Taje shino I'm a motherfucking king Taje shino I'm a motherfucking king I'm a motherfucking king I'm a motherfucking king No nal ko e bama di rombo do fare petar Mano yo nivo bi yaba fatono am na ekar Vision e hakane perfect ransi jelo petalo solo wotere the time to football mu mala maniga jelo la la so bige me sama colony de babu mu na go to go yi de ti tero this is any more me for the pow pow nyepo bolo nyibi Razia dala capital cheno si bicho go dore si kanga me na ngone la la se yana me mu nyibi tape rouge si yo de geruzi shout out to Ashiru mange Ashiru entere mi ashu mai dobo ra mange for free the
bu jalan di ma siwi chaque fu ñu toll di buuru ma mu tudd baay xëy duñu gaay da fekk nga fara fe nguuru gara so coore ka bari mais bu ñu gële ma ne ko ba nga mel ni nguuru gaay ma ne ko baay bro kañu sunu ala aka boy the city why di tear ma promise ma ngi ñëw ready say ange sa jëru ma ne ko faa du suubaade yàgg na dem na ne bu bi feeñ révolution is ngeen ne Mohamed Tyson full volley alaji taji si 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 taji shirwa taji shirwa taji shirwa I'm a motherfucking king taji shirwa taji shirwa taji shirwa I'm a motherfucking king am na rythme de ah am na rythme mais dëggantaan waaw waa Thiès mais Thiès ñoo seek Thiès moo bari talent waaw macha allah bu leen dosé nag oui ma Sidaat ay mama ay dañuy kumba yooyu bu leen dosé de mama ay donc bien sûr Mais il se Thiès, nomme tout tabarkalla. simplement Tiger Chi donc il est de Thiès c'est un jeune talent boo xam ne bii tout récemment donc Flow Up bi passé moom moo ko jël bu Africulture waaw bu Africulture le moom passage Babacar Niang Matador Matador Mbaye bëggee naa Jaajëf bëggee waay. Amadou Fall Ba Amadou ak Fall. Omar Thiaba oui papa tey dañ fi am benn naanaan kullu fadrin am lu bees Suppa leneen Ndala. lu bees lu war a am ci hip hop sans visa tey lay Ah. xew waaw Yàkkamte nañu ko mbokk yi. waaw léegi xam lu ñu def Lu ñu def? dañuy songu ndaanaan bi moom mooy présenté boppam nit ki loo ko xam-xam mu xam gën la xam boppam jeex na tàkk léegi Régis, Cheikh Tidiane si c'est Ndiaye bon kenn du yéen waaye Zalou Sall Si c'est bon, ñu dem. Sall Bey kenn du yow waaw non naanaan fi ñëw tey naanaan fi ñëw naanaan fi ñëw technicien yi dañuy des fois ñu non gars yi mooy loolu man mais Thiaba ndaanaan léegi Thiaba tey gars yi gis lu bees de lu bees takk sax waaw macha allah loolu moom dafa leer tey ndaanaan bi ñu fi ñëw man je le respecte beaucoup ndeysaan à travers ses textes à travers bien sûr son image surtout mu nekk nag ku am respect donc voilà ci le mouvement hip hop galsen Yeah, en il est général il est connu partout foofu laay yemagum moom dina ñëw présenté waat boppam dolli ci kaw dolli ci il est cool mais suñu xarit tey dafa ñëw rek cool Thiaba moom dafa cool moom ah waaw donc auzu billah bismillah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yeah. It's Karbala aka the ghost from the Dar real truth from Cha Allah Karbala represent Thiamarou represent Kharial Grand Yoff yaa ma gën a nuyu di nuyu Mario yeah. ama di nuyu sama sister Thiba Thiawa jaajëf di nuyu Pago di la nuyu di nuyu Jaajëf. sénégalais yi toog di Ouais. seetaan seen émission yëpp xam nga di leen wax ne leen waaw c'est un plaisir tey ma ñëwaat fii nii Yeah. donc voilà quoi c'est partagé Ouais, donc bien sûr, Bala Sawaidi, donc Tamali, hein, donc voilà, il se nomme tout simplement de son vrai nom, il se nomme Hassan Dieng, hein, né le 27 décembre 1989 à Kaolack. En ce moment nii bon nekkul Kaolack parce que bu fekkee Dakar la nekk Grand Yoff la nekk ah Xaar Yàlla du côté de Xaar Yàlla carrière am donc mu ngi débuté en 2008 en 2010 mu bokk ci hip hop Discover en 2012 mu bokk ci benn crew bu ñu naan Jamiru boo xam ne bii dama naan leen big respect sama gars yi kenn du ñëw en 2013 premier mixtape bu Jamiru génn ah donc mu ngi ci biir en 2013 en 2015 albumu Jamiru génn Consensus premier albumu Jamiru moom tamit mu ngi ci biir en 2016 2015 laa wax sànq 2016 albumu Consensus ci boppam bu Jamiru donc voilà nekk meilleur album hip hop bokk ci meilleur album jël meilleur album hip hop awards macha allah en 2016 premier mixtape bam génn moom ci boppam muy Karbala bu Jamiru bu Jamiru mu tuddee ko mais lebe ca kaw kaw waaw ñu naan Karbala fu mu jëm waa mais kii moom non c'est que jàppal bàyyil en 2017 mu ñëw indi teg tànk teg tànk mais nag balaa dara di xew Karbala Karbala waa yes. Sénégal Cosé ok tragédie samay texte mel ni Jean Racine wan même si diine comme imam Jëlaf et Jean Racine benn mooy wax pour mën ma dégg doonal buuju man maay mag la yónnee yeneen immortel yi gaw mi nu guddi faa fokk am ay rapport yu seen tur di dem noo dee bavard ndax am na ñuy rap par amour am ñuy rap par hasard god daf ma beral yoon à part may dot ni ak sakar ñooy dondoo looleen l'enchanteur doo tax nga mën def kar sa kar mission bi doon na depuis fa si scène bi 2010
dépasse ni bis bu toog na buñ ma defoon 2006 si kan nga gis sa bopp ju moo yaa si yoon bi fiis gën leen jinne boo weddee andil ma dërëm dërëm fiis nee na tey maa fi ne xaw ma sax ndax am nañu des tax su may rap même buñ doon yuusu fa sax duñ def geste bàyyi def ma xiif mais bay bi boo ko coobee du rees di leer ba leer mooy duñ lay athlète mais ñëpp dañ lay daw di fees job bi day raat ni ambulance accident code bi yaat di def lu formidable man la ñuy seet ni caabi for ba yaat laajal school yi ma jot a jaar ndax mus naa doon ni laar bul ma jàngal luy liberté mus naa doon dollar symboliste ni Baudelaire Verlaine ak Mallarmé viens pas foutre le bordel man cité Mallarmé déterré acharné on s'envole vers le titre lii les lignes de mon destin et voilà un nouveau chapitre bitch fii gars yi yorul montre bëgg a kepp tense rappeur bu ñu woo fi à la barre nga jox ñu lap dance réel mënul yore texte fake génne nga mixtape mais dafay mel ni sexe tape non mais damay rap saa su ne li may def crime di yokk te ñi fi ne mun naa leen rey ak benn ligne ni kook maa leen mën du jar ma koy wax si ay ñeenti laak te fuñ ma gis dañuy seey mel ni kuñ ne sa gàlle ngi tàkk jabu bandi du waa ond nga koy jaay pour son bi def FM du jar say ond ma koy raay booy may sa xaaral gem bi ni cuuraay sa néegu meer ndax chaque jour damay am ni journal télévisé ak guerre fokka gaada xee njaxastaay ni coobu talibé flow bi day calibré ñu validé ñu am na qualité bring si kaw beat ba buntu boulevard yi balisé bandi black rek sa bat block bi dem batine simil sàpp bul sikki sàkk may sàpp bi soo ko sookee du sotti ku sóoru saaba sip saaku yi saye say nga ni Sarkozy seen bi saf na may sàppal sirus rofi lay soppi sa sopp sàmm liñ sax lamp bi tegaat tànk yi topp tem yi ñuy teggi di toggi teg si kaw taabal yi taawu teg si muy taaru nii tiiru tooti du tàbbi day teggi teere si tàkk tuuru tàng di tàkkalee tourné taa ba dem terminus ha bul sax sonn yaa ngi def ay bruit mais mënul riir kon ku ne la kaddu lyriciste daa fekk mënul liir maa ngi xel ak clairvoyance du def benn défaillance docteur man talent moo may fajow nag ay test ak ordonnance bak ni Yesu Christ attaque dugal ni merci Christ de un sa pas di fekk na ma merci fils xanaa tu puis soyez-en sûr que di ngeen lâcher prise pour son bi daw rajo du jar ma fokk ma si lâcher cheese TD jaroo bàyyi si kër may attaqué ngay pédale mel ni ab bicycle jinne rhyme du ay débon lay toog ñu may tiital je marche seul mes voyants sont au vert kon leer bi lay jiital brûle 1000 je brûle 2000 feu dugg ak armi seeni défense yi may tas ni Diouf 2002 classique d'œuvre d'art pourtant je suis pas mon genre je ferai punch rare on dirait ça de kan et son fameux regard damn àndandoo ni classe secret dama plosif exhaustif explosif like Dr Dre fuck trône woo ko ñi am temps wu toog man maa ngi wook li may bërëng tum ndax xam ne buur du mbokk ni nga ku amul trône waroo foog ne mën nga compétir ndax ñi fi dàq samp ndënd defet yi ñoo si compétir kon one more time ana montre yu baax yi sooja ci kaak yi flavor yu jaax yi bu fekki rocc ci trois gi da ngay dund mais pour gën sukraat même su ma deewee da lay dese woon ni yi gën tu paak wow yes ok donc bien sûr gis nga non mais wax ko ci kaw gars yi dañuy liggéey man gis naa nag yaa ngi tëb rek ne c'est normal ah dégg nga mun a gars yi moom nañuy seet comme clé du Fort Boyard waaw bi day raat ni ambulance accident corbillard xam nga accident ambulance ak corbillard gaaw doo ko mais moom mi ngi pédalé ala muy lan moom mi def moom yow yaa ngi pédalé mel ni ab bicycle mais Karba bicycle booy vélo quoi Karba balaa ñu tàmbali am na benn mesure ah donc fii ins bi taxawee noonu li nga doon wax noonu laa bëgg nga jox ko gars yi live kon simil sàpp bul sikki sàkk may sàpp bi soo ko sookee du sotti ku sóoru saaba sip saaku yi say nga ni Sarkozy seen bi saf na may sàppali sirus rofi lay soppi sa sopp sàmm liñ samp ni lampe bi tegaat tànk yi topp tamit ñuy tebbi di teggi teg si kaw taabal yi taawu teg si muy taaru ni tiiru tooti du tabbi day teggi teere si tàkk bi tourné tàng di tàkkale tuuru taaba dem terminus waaw wuy ma léegi yéen lii ñaata temps ngeen koy jàpp pour këru ko nii ñaata temps lay nekk waaw bon son yi xam nga ñun dañuy nekk ni koy rimee noonu waaw xam nga de chaque instant dañuy nekk di job si studio xam nga boo paree enregistré son des fois da ngay dem di ko répéter chaque fois quoi donc répétition bi moom mooy tax da ngay dem ba da ngay jàpp texte bi quoi noonu lay demee quoi répétition bi mokk na waaw noonu la demee machallah donc tey moom lañ fi am comme invité ci hip hop sans visa di ko remercier bu baax a baax ci teewaam ci hip hop sans visa ci biir Njogonal wuy ma bàyyi la ma bàyyi nga àggal du ma xayti dip waaw xaaral ma wuy ma xaritu ñëpp wuy ma xayti dip ganu waaw waaw sama gaan la ndax moo ko rek nga sëgg rek non dara donc voilà Karba dama lay jam benn question ñu doog a dem seeti suñu xarit Baryo nan nga gisee donc voilà le niveau d'écriture donc de la nouvelle génération yow nan nga ko gisee seen waaw bon boo xoolee écriture bi léegi jamono ji dafa dem ba dafa changé quoi par rapport boo xoolee jamono
yu njëkk ya waaw démb. génération boobu noonu li mu fi fekkoon si ay yàqu-yàqu si ay yenn affaires yoo xamante ne bi nii moom moo gënoon dénonciable dafa gënoon bari ka jamono jii nii léegi am na beneen xeetu xeex bu gars yi war a xeex mooy maanaam récupérer jeunesse bi nga xamante ne bi nii moom moo nekk si suuf di màgg parce que tey jii nii life étape la da ngay gis étape bu njëkk bi ñoom Barrio par exemple avant ñoom Barrio sax am na ñeneen ñu fi njëkkoon ñëw fekk fi Abdou Diouf jamono jooj noonu jamonoy chômage la da nga doon gis liggéey amul si dëkk bi amuñ problème courant amuñ problème ndox courant da doon coupé ay boobu ñun ay booy lañ mais suñu moyen mu ngi siy dem courant da doon coupé boobu ils étaient révoltés jeunesse bi fi nekkoon dañoo révolté woon te dañoo pare woon pour fighting benn système pour mu changer fighting nañ système boobu noonu ba mu changer loolu victoire la pour le rap ñu ñëwaat ci beneen génération bu ñoom Barrio ñu ñëwaat ñoom tamit ñu ñëwaat fekkaat fi génération Ablaye Wade ñu ñëwaat fighting ak beneen système boo xoolee année boobu noonu rappeurs yi si boppam ñoom ñoo jiite marche yi si mbedd bi ñoom ñoo wàcc si mbedd bi teg révolution bi léegi ñun dañ nekkaat si beneen étape boo xamante ne bi nii mooy révolution intellectuelle ak révolution pacifique nekkatul léegi dañuy war a wàcc ci terrain bi di raak wala lii mais dafa am ba ay message yoo xamante ne bi nii ñu dañ ko war a véhiculer booy yi pour ñi nga xamante ne bi nii booy yi nga xamante ne bi nii ñoom ñi ngi si suuf ñoo jar a defar tey jii nii am na ñoo xam ne ay magum jëm lañu xam nañ lépp si àdduna mais booy yi nekk si suuf moom mooy bonne graine bi graine boobu noonu la ñu war a semer te pour semer pour defar beneen état bu nga xamante ne bi nii si kanam day doon état référence day doon li nga xamante ne bi nii mooy valeurs yi ñuy sàkku yëpp moom mooy ay démocratie di sàkku ay valeurs yi nga xamante ne bi nii suñu maam yi bàyyi woon na ko fi pour ñun ñu mën ko ancrer foog ñooñ booyooyu noonu di ñu déglu donc écriture bi dafay changer forme mais gars yi ñu ngi bind ba léegi de mais écriture bi mooy changer forme dafay dem si beneen côté moom mooy génération bi ñoom am na ñu ñuy dégloo sound xamul ma la génération bu ñëw rek ak nu ñuy dégloo génération bi itam am na nu ñuy dégloo sound ñun dañuy jéem a fexe adapter suñu écriture par rapport ak loolu dëgg la nag bëri na am na rapport yoo xamante ne bi binduñu c'est vrai quoi nañ waxante dëgg am na ñoo xamante ne bi ni ñu ngi respecté engagement boobu noonu ba léegi si seen ay texte si seen ay vidéo sax parce que quoi qu'on dise tamit tey jii nii gars yi dañuy wax rappeur bi évolué na parce que def na vidéo bu nice te évolution nekkul si vidéo bu nice évolution si paroles yi la ak texte ak engagement bi te loolu noonu moo war a gën a màgg si yow xam nga lu ma lay wax nii donc tey jii nii ñun dañu jéem a adapté suñu écriture ba nga xamante ne bi nii suñu génération dinañ ñu mën déglu te ñu ngi réussir pari bi pourtant parce que boo xoolee ay jamono booy yi dañ doon déglu ay rap kaana lañ doon gën a di déglu mais tey jii nii booy sénégalais benn booy bu si ndaw boo jénnee kóolam son rap Galsen rek nga siy fekk donc kon ñu ngi gagné pari bi ndànk-ndànk mais il faut mu am benn temps te day am tamit incompréhension chaque fois da ngay gis yenn gars yi dañ naan non booy bindatuñu ñi tamit dañ naan non ñun ñu ngi parce que booy amuñu temps wax di tontu yenn affaires yi dañuy lan la ñuy def moom mooy jéem a xool ni ñuy avancer ak seen liggéey quoi donc il faut mu avancer quoi mais Karbala li nga jot a avancer noonu boo ko déggee kon wax dëgg yàlla xanaa kon ego trip bi moom dañ ko ciy génne ego trip si rap bi la bokk waaye bu ñu nee foog ñu bind parce que ego trip bi moom du mooy wax sa bopp rek waaw ego trip wax sa bopp la mais wax sa bopp ak si ay forme mais ba léegi xam nga tey par exemple xaaral maay ñëw bu ma nee tragédie samay texte mel ni Jean Racine booy bi nga xamante ne bi nii mi ngi jàng di def 3 secondes xam nga lu ma la wax xam na lan mooy tragédie xam na lan moom mooy romantisme xam na lan moom mooy libéralisme xam na forme écriture yëpp xam na roman yëpp te Jean Racine précurseur la si tragédie kon tey jii nii booy boobu noonu man maa ngi koy junj te pourtant maa ngi ego trip tragédie samay texte mel ni Jean Racine mi ngi dépendre si forme yi mi ngi dépendre si forme yi ego trip bi sax mun na nekk voilà quoi donc voilà j'espère que waa Sénégal ñu ngi dégg Karbala ñu naan ko Keuse après naan laaj Keuse bi mooy lan parce que daf may koo jaaxal dañuy dem seeti suñu xarit Barrio borom Zoom sur mu wax ñu moom tey lan la ñuy indil salaamaaleykum Barrio. maaleykum salaam Paco ziar naa la di ziar aussi suñu invité Karbala muy teewal affaire bu rafet en fait tey Zoom sur moom dañuy doxante ba côté Liberté ban waaw bon Liberté 6 en fait lañuy doxantu mais temps yi li ñu am waa Liberté ni mu demee waaw tey dañuy dem ba Liberté 6 seeti ndaanaan boo xamante ni moom la ñuy wax ay waxkatu njaaxum je crois que ca affaire boobu yaa nga ko dégg de lu gën maan waaw gën maan xumaan gën maan xumaan waaw ñu seeti oustaz oustaz c'est bon Aja bëri maana bu ko laajte xam nga kii kaana Aja bëri maana bu ko laajte xam nga kii kaana dafa nice jekk mel ne disquette bëgg sol lu gàtt bëgg nu roog minette bëgg greffage cheveux naturel petite tête bëgg guddi bu nekk mu dem discothèque bokk ci buzz bi nekk internet. bi ma commencé rap par exemple Bibson ñoo bokkoon koñ il habitait juste sama ginnaaw gaale
et donc suñu benn copain moo ñu présenté quoi ni dafa am benn boy buy rap fii xam nga peut-être que yéen war ngeen mën a job quoi donc Bibson ñëw commencement ay nappaate la woon quoi xam nga ay tuddee boppam ay maréchal Cool Daddy Bibson tuddee ay tur yu grave yooyu léegi nag période boobu man maag Alaaji Man ñoo commencé woon rap parce que groupe bi mu bokkoon New Frost la tuddoon New Frost c'est un groupe de danse dañ doon fecc man bi ma ñëwee ma indi rap mais jamono boobu si tu veux booy rap rappeurs yi si ginnaaw lañu doon nekk danseurs yi nekk ci kanam ba pare rappeurs yi ñoo doon jouer live parce que amul woon playback comme je dis danseurs yi nekk ci kanam donc léegi yow ci ginnaaw nga nekk bu son bi démarré rek tak nga commencé dóor et su fekkente ne da ngay rap te public bi accroché wul xam nga duñu la déglu en fait ñoom danseurs yi la ñuy xool mais boo ñëw ni rap nii te kii bi gars xam nga li ngay def naaysul da ngay jékki-jékki rek présentateur bi xëcc fil bi yow da ngay jékki rek gis ku lay xëcc si ginnaaw léegi donc du coup nous on avait ça quoi on avait un groupe de danse et donc ñoo doon rap donc scéniquement parlant amoon nañ benn apport bu ñu andi woon dañ doon créer ay chorégraphie dafay affaire du dope donc loolu moo doon peut-être sunu touche ba pare quelque temps après bi ma découvrir bi Alaaji Man génnee groupe bi dem bokk daara ji Cool Coxis ñëw dugg Pifras indi way parce que ñun daaw ñu woon way mën a Bibson ñoo doon hardcore yi quoi ñun ay na metti rek xam nga donc du coup on est venu avec moom moo doon indi voix soul moom justement li gën a drôle ci affaire moom Rapadio la bokkoon moom ak Keyti ñoo bokkoon groupe avant après léegi mu ñëw bokk Pifras et quelques années plus tard Bibson jóge Pifras dem bokki Rapadio donc affaire bi genre kii la woon quoi calcio genre nawetaanu genre ni ngay sax échange joueur la woon quoi donc nous peut-être li ñu apporté si benn côté loolu la quoi on a apporté du chant et puis amoon nañ benn gel bu nekkoon suñu groupe mooy Sister Joyce voilà ak DJing tamit voilà donc je pense que non DJ sax Saf Niang mi ngi nekkoon PBS mais ñun amoon nañu beaucoup de chants dans le groupe parce qu'il y avait deux chanteurs il y avait Cool Coxis il y avait Sister Joyce et puis il y a eu benn moment Sam Souley bu ñëwoon donc on était un groupe très très ouvert en fait xam nga on était très ouvert amoon nañu chant yu bëri si sunu morceau mais amoon na rap tamit donc amoon na partie chant et puis amoon na partie rap bu dëgër bi quoi. ñun ñu ngi tuddee sunu premier album wala bokk sunu premier album boo xoolee sunu kanam newu ci woon juste benn point d'interrogation la woon après noir benn côté rouge blanc de l'autre côté. Pourquoi ñu tuddee album bi wala bokk parce que dañ doon dem jàngi école je me rappelle très bien Cool Coxis xaalisu ñu koy sax scolarité am yenn saa yi la doon jël di ko financer pour ñu def suñuy maquette comprendre nga parce que dañu dem ba benn mois ñu choisir ne ñun nekkatuñu di jàng bëggatuñu def en fait choisir wala bokk jàng wala musique ñu choisir musique boo choisir musique ça signifie que commençant bi ñuy rap suñu premier texte ay ego trip la woon ay wax yoo xamante ne bon ay genre maa fi dàq lii maa fi dàq la dañ doon tamit jël ay textes wala ay thèmes yoo xamante ay thèmes américains yi la wala français yi la donc on a essayé benn moment de faire comme les autres comme les américains comme les français ñu dem ba ci biir ñu gis ne loolu sampul kër parce que gars yi dañu doon xoolee comme ay toppandoo katu américains yi yéen vous passez votre temps di toppandoo américains yi di toppandoo français yi lan mooy seen originalité sunu originalité si làkk bi la c'est vrai mais sunu originalité tamit si sunu réalité la nan la ñuy def ba li ñuy rap li ñuy wax nit ñi mun si gis seen bopp c'était ça loolu moo doon mission bi comment faire pour que nit ñi gis seen bopp ci li ñuy def donc il fallait forcément ñu wax ci sunu réalité dañ jàppewoon sunu bopp ay messagers ay haut-parleurs u mbedd mi pour ñun lépp lu xew ci mbedd mi lépp lu xew ci kër yi dañ ko war a wax après petit à petit le rappeur yi ne ok ñun sunu bopp la ñuy waxaluñu keneen suñu defee ay constat lu ñu gis la ñuy wax ñun selon sunu point de vue yenn saa yi nga gis ne ok man tey aw ma envie wax ci politique aw ma envie wax ci méttitu dëkk bi dama am envie wax ne oui sama yëre dañu nice donc après kii bi commencé changer mentalité yi commencé changer après léegi rap bi gën a nekk affaire de bind affaire de skills mooy maanaam affaire de technique kan moo fi dàq teg kan moo fi dàq et puis c'est devenu petit à petit message bi commencé di dellu ginnaaw donc gars yi tamit commencé gis seen bopp parce que dañuy xool rappeur bi comme benn modèle waa ji bu fekkente ne li muy wax nice na man war naa mën a identifier wu ci li muy wax parce que li muy wax man loolu laay dund
day wax ne oui man sama dàll dañ nice xoolal ay Nike ay Jordan laay sol ay xam nga ay baggy bi may sol maa ngi ko jëndee $500 di nga gis tamit kenn ku nekk koo xamante ne mais oui c'est vrai kii li muy wax ni man loolu laay dund donc du coup rap bi commencé diffuser wu commencé changer kanam bi commencé soppeeku donc ñenn ñi di gis seen bopp ci rap engagé bi ñeneen ñi gis seen bopp ci ego trip bi ñeneen ñi gis seen bopp ci rap commercial bi clip de rap bi commencé changer influence bi ñu américains yi influencé ci lépp ci bind ci dund day commencé feeñ ci texte yi donc texte yi commencé changer commencé évoluer si lu ñu commencé def ay son yu mel ne affaire bu graaw commencé di tagg suñu bopp mais n'empêche que chaque album dina am benn son boo xamante ne wala 2 sons yuy wax ci réalité mais chaque fois dañu doon fexe ba mu am réalité mu am loo xamante ne c'est politique et puis dina am loo xamante ne c'est juste pour bégal nit ñi quoi. musique bi ñu toll jamono bi ñu nekk nii on est en 2018 producteur ci boppam moo jeex yow mii nekk artiste wala nga nekk musicien yaay sa producteur u bopp yaay sa diffuseur u bopp maanaam yow mën nga créer sa télé wu bopp mooy chaîne YouTube wala Vimeo wala Dailymotion mën nga jaay sa musique u bopp plateforme yaa ngi fi bëri nañ fi plateforme de streaming yi wala plateforme de téléchargement musical mën nga ko defal sa bopp donc ça veut dire que mënatoo yem rek ci jël micro di rap loolu passé nañ ko parce que ku nekk rappeur bu nekk musicien bu nekk da nga am benn visage boo war a wane c'est-à-dire que non seulement musique ngay def mais produit nga donc du moment où tu sais que produit nga il faut que nga jaay sa bopp comme un produit jaay sa bopp comme un produit produit yi nag dafa bëri qualité am na ay produits yoo xamante ne boo demee Colobane fekk ko fa am na yoo xam boo demee Sandaga fekk ko fa ku nekk yow yaay xam lan mooy sa valeur boobu loolu mooy benn et deuxièmement il faut comprendre les nouveaux outils de télécommunication jamono bi ñu nekk ni mënoo def musique te amuloo compte Instagram te nekkuloo ci Twitter wala nekkoo Facebook c'est pas possible mënul nekk parce que ñi lay follow ñi lay stop ñi lay say fans yi foofu la ñu lay gën a mën a suivre ku la yónnee message en principe war nga mën a tontu loolu parce que fans bi day bëgg am interaction directement moom ak artiste bi te itam il faut que ñu comprendre que ni suñu buggee justement Sénégal bu buggee bokk ci monde futur bi suñu buggee bokk ci global musique toll na foo xamante ne nekkatul loo xamante ne man maa ngi rap Sénégal sama rap Sénégal kese lay yem li may def Sénégal ça se retrouve en France ça se retrouve aux États-Unis le même jour au même moment su ma ko posté ci net bi automatiquement ñëpp a si jot instant yi ñi ngi job ci prochaine saison journal Rappé bi on est en train de travailler sur ça quand je dis on je parle du label Natty Droid Entertainment Natty Droid Entertainment moom mooy nag produire JTR mooy produire benn ay artistes yu mel ne Kouroumandji Mori Myriam Quincy Xuman ñun ñëpp label bi moo ñuy produire donc pour l'instant ci loolu la ñu gën a nekk di job am na ay produits yu war a génn xam naa balaa yàgg incha allah si année bi am na yenn single yu war a génn am na sax benn maxi buy génn loolu yëpp nañ si gën a dellu si mais je pense que le plus important c'est de produire de la qualité ce n'est pas de se produire n'importe quoi mais lépp looy def nga jël sa temps pour génne ko pour bu génnee nit ñi apprécier. Big up Karbala waaw je respecte beaucoup parce que daf ma jox cër ci lu bëri parce que c'est pas la première fois que yàgg nañu tase ci milieu bi mais chaque fois xam nga respect bu mat sëkk la may jox ba respect mënul weesu nit ki woo la ne la grand bëggoon nga bokk sama album man je considère ça comme un honneur parce que dama ne du ma kenn du ma lenn. ku dem ba xalaat ne son bi de xalaat naa ne grand bi bu si posé dina nice parce que ñi fiy rap bëri nañu soo demee ba xalaat ne war naa mën a poser sa album ça veut dire que respecté nga ma donc ne serait-ce que pour ça je lui retourne ça quoi ay big up. wax dëgg yàlla ku ñu respecté la si milieu bi ku mën lu muy def la dikk na ak ñun si démb ba si tey jii gën maan suñu xarit mbokk mi ay kayit yi. waaw wax na lu am solo franchement li may expliquer ci musique nii bu ko waxee c'est parce que il a compris parce que Xuman nekkul artiste boo xam ne c'est un artiste local wala yooyu dem na voyager na à travers le monde donc li muy wax lu mu maîtriser la te tey ñun dañ ci chaque fois dañ ciy jël ay notes dañuy jéglu ay conseils am li mu ñuy wax bett na ma sax parce que Xuman moom dafa nekk koo xamante ne bi nii mën nañ ne encyclopédie la ci hip hop Galsen depuis hip hop Galsen bi mu nekkee hip hop Galsen ba léegi gën maan Xuman il a été toujours
voilà quoi il a été toujours présent. Il a été tamit toujours différent par rapport ak ñeneen ñi lu ñuy def te il a su s'adapter ak musique bu munti ñëw ak génération bu munti ñëw mu dem ba nga xam ne ñun ñi nga xam ne sax 3e génération la moom 4e génération ñoo ñëw di am di sàkku di def son ak moom. Franchement bi ma ñëwee expo wax ko ne ko dama bëgg def ak yow son mu daf ma ko yombalal de telle sorte que ne son bi voilà quoi dafa nekk loo xamante ne nii yéene la ko defee man tamit ma defee ko yéene moo tax affaire bi nice quoi. moom si loolu lay œuvrer moom ngi jàppale ay rap kii bari di ko big up bu baax moom day jàppale rappeur yëpp nekkul waaw moom nekk na rappeur boo xam ne franchement grand la mais mi ngi sàmm nouvelle génération bi mi ngi sàmm génération yi nga xam ne ñoo précédé si moom quoi ñëpp mu ngi leen di jàppale kenn ku si mën a produire dina la produire defal lay bagage xam mooy loolu quoi. mais Paco may remercier itam DJ Jibes ak Coxis ak waa Pire France yëpp dëgg yàlla kii Chaka Babs ak Chaka ok sama xarit Karbala Tek Tank mooy sa mixtape bi mu génn par rapport à qui et à quoi bon Tek Tank par rapport ak avancement évolution Tek Tank par rapport ak fépp fu nga xamante ne bi nii voilà quoi defaguma fa trace ma dem def fa trace mais tamit Tek Tank par rapport ak suite logique si main levée après jubal si Tek Tank parce que premier mixé bi dama ne woon damay def exposé laay def si man boo xoolee sama pochette sax la woon nekk si benn classe voilà donc premier projet bi loolu la woon yëkkati loxo xam nga ne voilà quoi dama bëgg dem exposé wax kan mooy Karbala boo xoolee son yooyu foofu la gënoon bëri ay son yoo xam ne ça me révèle voilà ay révèle thématique et tout quoi mais bii dañ ñëw ñu ne dañuy continuer évolution bi parce que tey jii nii musique moderne fi mu toll waratoo toog benn laps de temps bu yàgg te defoo benn projet si marché bi te tey jii nii borom bi dimbali nañu ñu ngi ak suñuy ay bagage bopp ñu ngi joob ak suñuy studio bopp donc dimbali nañu ñu ngi def ay son le maximum de son possible quoi chaque fois dañuy def ay son yooyu noonu nag pourquoi pas ñu koy dajale di ko concrétiser di ko def si ay projet donc Tek Tank pour loolu la pour nekk si marché bi la en même temps pour aussi tamit marquer sama empreinte quoi exister nekk fi war wane ne voilà quoi ñun ñu ngi si job bi ba léegi nii quoi donc c'est par rapport à ça Karbala donc yow tu fais partie des rappeurs yoo xam ne yi dañoo thématique parce que man damay déglu Karbala waaw man damay déglu bu baax a baax seen produit dafa mel ni Karbala caba buy bind waaw day toog ci booru ci maamam néegu maamam mu koy wax muy bind non dëggantaana mais gars yi dañoo dooj mais levé boo dégloo am na ay son ay suutura kaddu affaire demee noonu xam nga mais da nga koy déglu en fait yow da nga ciy gis sa bopp quoi xam nga wala nga gis ci démb tey suba comment ça se passe waaw déjà samay maam ñoo ma yar voilà dégg loolu juumuloo waay donc comme man rek ma maama ma yar dégg loolu maam yi moom yaa ma gën a xam bu la say maam yaree voilà quoi da ngay am benn éducation boo xamante ne bi nii voilà da ngay teel a mature quoi comme niñ ko mën waxee sama maam bu góor yàlla na ko yàlla xare àjjana sama fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu nekk muy Ibou Ndiaye maam Ibou Ndiaye gars yi xam nañ ko ak sama maam Sophie Touré mi ngi gànjaay maa ngi koy nuyu xam naa may seetaan donc ñooñu ñoo ma yar moo tax écriture boobu noonu di feeñ su may bind may xaw a am benn affaire de dooj quoi comme ni ñu koy waxee da ngay wax yoo xam ne sax du sa âge nekkul sax wàllu kàddu yooyu nga war a wax mais jege sa maam di toog di ànd ak moom muy dem comme bi may gën a nekk xale dama doon ànd ak moom muy dem di toog seen benn si jàkka ju nekk fii Cité Marine seen ñoom fa lañ daan toog fa lañ daan génnee wàccee seen ay kaamil toog ñoom ay pa Ilimane Sarr pa yoo xamante ne bi ni ay borom xam-xam lañ boo xoolee man nag ba mën a jooju bu ñu daan nekk foofu di toog man dama doon nekk seen biir ndax xale laa woon léegi yooyu noonu yëpp day doon ay répercussions sànq rek ñu ngi taxaw man ak Bario beneen sens bi quoi ñu ngi taxaw man ak Bario ci kaw ma ne ko xar yàlla laa dëkk quoi fi laa yeroo fi laa mu ne ma woy kon yow nii la mën demee dañu am vécu quoi juddoo ci ay koñ yoo xamante ne bi nii voilà xam nañ nu mu demee quoi yàlla def ñun ñu nekk ñoo xamante ne bi nii tamit tey mënoon nañ tànn yoon bu dëng ñu nekk ci biir environnement tentation bi bëri say morom dem ba ay CM2 ñii dem ba ay 3e ba ay jàng yow nga dem ba fan man ma dem ba am naa bac plus 4 def naa bac congratulations def def naa littérature lettre moderne aussi lettre moderne bi moom moo tax tamit sama style écriture particulier mais li nga wax dëgg la parce que man bu may voilà bu may déglu Karbala damay gis ne kii
non waa ji dafa jàng parce que bu jàngul woon am na voilà c'est parce ça que muy wax li ngay wax noonu dafa parce que noonu la quoi nekkul ku jàngul mënul nga bu weesoo toog ci wetu maam di ko déglu di ko topp wuti na am na leen loo xam ne tam da nga ko sàkku ji waaw noonu la ay demee bagage la ko quoi dem naa jàng lettre moderne bu may bind du ma jëlee gauche jël droite jël droite gëm gauche du ma tasaare samay écriture bu may bind dama koy bind tax ma ko xam quoi ndax dama ko jàng littérature française littérature africaine littérature ak xeetu écriture yëpp li maam forme écriture yi am yëpp ñun xam nañ ko quoi donc loolu noonu dafa nekk loo xam damay basé sama écriture si li ma jàng quoi donc looloo tax écriture bi di xaw a particulier parce que su ma bindee da ngay sentir que ne kii am na fu mu xamee lii donc dañ ko fay teg caba bu fekkee mën nañ dugal suñu deuxième élément balaa waxtu bee jeex melomaan yi tamit donc Malomar la ñuy seeti ak Bac As man ni nga Bac As bu fekkee régie c'est bon jaajëf ñu Karbala am ci tuuti rek ñu seeti waa Bac As borom bagage yi dafa diis de yebbil waayu Bac salaamaaleykum Sista Thiaba salaamaaleykum Barrio Bac As on the mic maa ngi leen di nuyu bu baax di bëggee Karbala bi nga xam ne moom moo nekk seen invité ce soir tey nag ñu ngi ñëwaat à votre rubrique Baatu Mbedd bi nga xam ne dañoo dalal tey benn melomaan bu exceptionnel bu ñu naan Malomar bi nga xam ne depuis démb fekkee na évolution game bi ba jusqu'à présent mi ngi nekk di suivre di jënd CDM di quand même participer quand même ci évolution game bi donc tey moom la ñuy ñëw taalal micro mu won évolution game bi à savoir écriture tey booy nan la ko gisee par rapport à la nouvelle génération bi nga xam ne ñuy commencé di détaché wu di ñëw à la culture urbaine di ci intéressé wu mu expliquer ñu loolu yëpp ñu koy présenté ñu bàyyi ko mu nuyoo Malomar salaamaaleykum. waaleykum salaam Mohamed Malomar benn mélomane comme tous les mélomanes waaw by the way maa ngi nuyu Barrio di Yëppaku ak Thiaba ak suñu invité bi seen invité bi di Karbala di ko naan bigal mun naa ne hip hop bu mu ciy dugg c'était tout petit depuis bu may gën a nekk xale parce que man fu ma dëkkoon Pikine si suuf y avait un gars un neveu à Koumba Gawlo dafa daa wool ñun ñi nekkoon ci koñ bi fekk ñu ngi daa am ay 6 ans 5 ans 7 ans sa ma juumul di tagal ay son américain dañuy fecc loolu dañuy récompenser ay 50 francs 100 francs par la suite man ci laa bëggee hip hop parce que ay son hip hop lañ daan tagal genre yooyu yàlla def quelques années plus tard ñun ñu am suñuy propre artistes sénégalais yu génne ay produits teg ko ci marché bi après ñun ci loolu lañ commencé ñu ne kon affaire ça devient du sérieux doonatul déjà ñun dañu commencé di dégg sax message yu gars yi di véhiculer parce que autant boo daan déglu son kaana bi yow daan woon bàyyi xel sa ci lu mu yor da nga daan dégg flow bi nice nga topp ko beat bi nice nga déggul ko di yëngal sa bopp kontaan te xamoon sa lu mu daan wax mais bu sénégalais commencé dugg ci affaire bi ñu ci mel ay ñoom PBS ak ñeneen ay ñoom P-Fries ak yooyu noonu da ngay commencé di xam ni affaire ñii lii la ñuy wax loolu tamit gënoon a tax ñu bëgg game bi dugg ci parce que dañ ci daan gis suñu bopp. gannaaw yàgg nga ko suivre démb ba bés ni ki tey yaa ngi koy topp aussi di ko suivre soo ko doon xayma yow ci lu jaatoon jaar démb ak tey nga xam am na évolution. lépp loo gis day am évolution quoi lépp loo xam ne door na boo tegee diir da ngay gis am na changement quoi boo amul changement rek day fay démb da nga daan gis ñu néew ñoo daan génne album mais léegi ñu bëri ñooy génne album léegi sax dafa toll jamono boo xam ne da ngay gis. au début dafa daan jafe nit ñi def clip da nga daan génn album lëmb doo génn def clip mais léegi da ngay génnee single sax nga def clip quoi kon loolu évolution la déjà parce que dafa daan jafe au début sax gars yi di dafay enregistrement ci ñoom lu ñuy wax ne ñeen ñi dañ daan dox koñ ba koñ pour dem defee enregistrement et cetera déjà yenn show bi daanu woon bëri parce que benn nit moo daan teg show invité ñëpp yow balaa ngaa teg show day yàgg mais da ngay gis léegi show yi un peu partout presque chaque week-end day am show yenn peut-être duñ ko yëg mais yu ci gën a magi la nit ñi gën a ràññee mais da ngay gis ni bon évolution am na quoi ci tamit produit dafa gën a fréquent da ngay xool chaque semaine dina am produit bu bees bu génn que ce soit un single un track ou bien une mixtape comme ni ko gars yi di waxee wala un album donte album yi soo ñoo ngi raar par rapport bu njëkk ba parce que bu njëkk ba gars yi album rek lañ daan génne donte sa bon ci norme maxi la parce que ay 7 titres lañ daan génne 8 titres mais album la parce que jamono yooyu nag conditions yi ñoom ñoo ko imposé woon léegi affaire yi dafa gën a fréquent quoi dafa gën a fréquent côté production tamit clip bi dafa gën a bëri son yi dafa gën a bëri émission dafa gën a bëri ba pare dafa am beneen leneen loo xam ne ni mooy concurrence sérieux des médias traditionnels bu ñu nee médias traditionnels mooy la télé et cetera genre yooyu parce que internet bi jamono ji moo ngi jàppale gars yi ci affaire bu graaw ku ci am community manager bu baax yaakaar naa sa image day gën a propulsé wu parce que déjà le monde est devenu un village planétaire
tey loo def fi en l'instant tey ici à Dakar keneen sa morom ku nekk ci beneen continent da ngay gis à la même heure au même instant loolu rek déjà atout la par rapport ak game bi tey quoi te loolu noonu démb gars yi amuñu ko woon. mais ces instant yi dañuy ñëw nag ba xam évolution par rapport au message ak écriture bi nga xam ne la nouvelle génération ñu ngi koy commencé def tey yow boo ko doon tekkalee par rapport ak li nga fekkee démb ak tey est-ce que écriture bi mu ngi nekk di tenir la drague haute quand même est-ce que mu ngi di tenir le bon sillage par rapport ak li nga fi jékkoon fekk quoi yow ba ngay door nekk Meloman. par rapport ak contenu son yi ça dépend ci artiste bi lu mu opté def. un rappeur bu dëkk par exemple Grand Yoff ak quotidien bu fa am vie sociale bi et cetera atmosphère bu fa am rapport boobu noonu buy wax day wax tout ce qui est relatif à son environnement tey un rapport boo xam dafa dëkk ci beneen endroit boo xam ne dafa aisé un quartier résidentiel moom buy rap day wax tout ce qui tourne autour de ça léegi au début da ngay xool gars yi propulsé game bi ñu ci bëri ci quartier yu lañ dëkkoon quartier populaire yi donc seen message dafa doon centré wu ci lu ci social living bu gars yi di wax mais léegi dafa am un changement par rapport à ce qui se fait maintenant la plupart waxuma am na ñu ko dul def mais la plupart ñoom dañ nekk ci beneen formule bi mooy nañu fexe ba mbind mi taaru dégg bi yéeme nit ki bu waxee dara mu yéem alors que c'est amul benn sens quoi ñoom nañu fexe nuñ ko waxee na lay yéem mais ci biir bon ñoom dañuy jàpp ne am na message mais nit ki bu dégg la day xam ne lii y a rien dedans quoi tandis que ñu njëkk ña da nga daan gis ni dañ daan wax lu leer nañ ba pare lu ci gënoon a yéemu mooy dañ daan bind texte A ba Z 16 mesures bu mat sëkk benn couplet boo xam ne ni lépp ay kalaama olof kaseet moo ci nekk loolu néew na ci jamono yi ñu koy def parce que lépp lu ñuy dugal seen texte yi français beeg donc culture beeg a maye certes dëgg la dañ koy nangu nuñ koy defee tamit nice na parce que dañuy fexe ba coordonner français bi anglais ba olof bi pour affaire bi gën a jaar yoon mais le plus important mooy message bi quoi message bi ça dépend nag comme nu mu ko waxee ci option bu artiste bi def ndax dama opté pour engagé wu wala dama opté pour def leneen lu dul engagement. Vous avez entendu Mohamed Malomar a été trop pertinent même ci quand même ay réponses am xam nga nii lañ ko soxlayoo woon je pense dina njëriñ nouvelle génération comme à l'égard de Karbala mi ngeen invité tey xam nga si ay waxam ñu mën a aussi de essayer nu ñuy projeter le game parce que yaakaar nañ ko aussi si ñoom quoi donc dinañ tàggu balaa prochaine fois incha allah mardi prochain ñu dikk ak si beneen émission beneen rubrique Baatu Mbedd Back Us on the mic bu diis bi xaala. Bakaas kenn du yow waaye Meloman la de. Meloman jaajëf wax na lu am solo. continue beeg yooyu waaw kookoy Mohamed Malomar donc Malomar de passage di ko béggee di ko remercier démb dafa wàccul sax mën naa ne dafa ñaan permission pour mën a ñëw. yaa ngi wax muy cité ah. waaw voilà très bien waaw nuyu gaa yëpp Daouda Mar maa ngi lay béggee bu wér sama xarit non comme ça ñu mën a tëjaale parce que temps bi xaj nañu jeex na tàkk. waaw noonu la demee li mu wax yëpp dëgg la quoi boo xoolee tamit contenu bi jamono ji moo changé. parce que grand yi dañ la daan tenir quoi si benn discours boo xamante ne doon am solo quoi donc lépp li mu wax nii dinañ si gën a bàyyi xel comme ñun ñoo nga xam ne ñun ñoo téye flambeau bi jamono ji bon nañ si gën a bàyyi xel te lépp loo xamante ne bi nii war nañu suñu diggante ak population bi incha allah dinañ ko def quoi parce que représente ngeen di def da ngeen di représente waaw représenté waaw donc xam naa ne heure bi xoj nañu donc Thiaba waaw ma tàggu Karbala maa ngi lay remercier donc bu baax a baax ci seen teewaay ci hip hop sans visa non day ñëwaat Karba day ñëwaat donc voilà last word waaw last word di bëggee ñëpp di la bëggee Paco di bëggee si sa Thiaba Bario xam nga Bario moom suñu référence la waa xoolal sànq rek baa ngi koy wax naan la bi ñu def hip hop discover moom moo nekkoon si jury yi la bokk donc moom ñun suñu référence la dañ koy roy yàgg nañ di ko suivre di xam lu muy def quoi mën na lu muy def te itam dafa yaru bokk kii moom booy wax mën na lu muy def sax léegi nga mën yow li ngay def Bario bu aleen waaw noonu la demee quoi donc di bëggee waa Grand Yoff xar yàlla Sénégal woo waa Kaolack Gandiaye gars yi nga toxamal ñu ngi doon seetaan émission bi yëpp Fallou depuis Kër Massar xam nga waaw mooy loolu quoi donc ñëpp quoi merci beaucoup à toi Karbala merci beaucoup à toi une seconde waaw Bario merci beaucoup merci ñëpp ñi ñuy seetaan di leen wax Karbala aussi xam naa dinañ ko amaat di ziar ñëpp yu di wax hip hop sans visa one love. Hi. Donc merci beaucoup à tous les téléspectateurs téléspectatrices yi doon seetaan hip hop sans visa donc voilà di def benn coucou à ma mère donc côté Italie coucou à toi maman Taïbou Alay Mamor Fatou bébé Fa sama doom big dédicace aussi à Bijou sama cousine préférée Bijou donc du côté de la Sicap Mbao mama lebal ñeneen ñi
bëgg naa la jeex na toute la famille Camara du côté de campement Ngexo jeex na tàkk waxtu wee jeex ci journal bi bàyyi ma bëgg la waaw jërëjëf fii rëppee amul benn muskila merci Thiam ñoo fa wasalaam jaajëf mbokk yi tàggatoo bu gàtt lii moo nekkoon programme bu Njogonal hip hop sans visa moo ko tëj merci à Karbala merci à DJ Paco merci à Bario information bi Ramatoulaye Bapulo bu paree ne pat musical ca ba ne la fes ba suba inchallah peace ayca